affaire Imam Ndao les mises au point du mouvement nitu dëgg nag ñu ngi ci ànd ak porte-parole bi nitu dëgg ñu ngi léegi nii Papa Ousmane mu ngi naan ma procès bi daal bi mu tàmbalee ba léegi. bés bu ne yaa ngi fa. waaw loolu gars yi dañuy wax xam nga damay en fait réaction yi bëri na ñu bëri média bi xam nga bi procès bi tàmbalee tool yi bëri na trop quoi parce que dafa am loo xam ni d'habitude sénégalais xamu ko xam nga sénégalais au fait sénégalais xamul baatu terrorisme bi ñu ko waxee bañ ne diw nangam rek déjà da leen def problème mais dafa am lu ñuy jàngat c'est-à-dire man li ma jàngat ci procès bi mooy d'abord ñun d'abord procès bi mu tàmbalee moom chaque jour 8 heures parce que juge bi dafa jubóog avocat yi ci benn affaire 8 heures ba 13 heures ñu jël pause 15 heures ñu tàmbale ba 18 heures ñu wàcc procès bi noonu la demee. te ñu doon jugé 32 personnes la ak imam bi. très bien donc c'est très important pour. 33 personnes. mais man dama bëggoon laaj la lan moo leen boole ak imam. waaw dama moom laa si laa ñëw nii. c'est-à-dire li ma bëgg a expliquer mooy d'abord. d'accord dafa am ay mbir yu am solo yoo xam dafa xew Sénégal te journalistes yi pour man war na baax na aussi ñu jéem a même waxuma sax journaliste mais peuple sénégalais bi aussi ñu dem uti ji information parce que journalistes yëpp yamuñu am na si ñoo xam ne au fait dañ tayal parce que Jeune Afrique daf fi wax ne imam Alioune Badara Ndao dañu fekk këram portable satellitaire fekk ci moom këram ay euro yu baree ay millions yu baree ci euro fekk këram fetal ay armes fekk fa ay ngànnaay mu yor mais ça te loolu Jeune Afrique moo ko wax te loolu ba léegi juge bi kenn prononcé ko ci procès verbal bi balaa ñuy dugg au fond ci yi ngay wax nii. ok non juste pour wax la na sax xam nga su ma ñëwee dama lay expliquer ne la sax damay ñëw d'abord ci li nga xam ni moo waral coow li quoi parce que à chaque fois damay dégg très bien booy bi ñu commencé wax ba léegi ci affaire procès bi commencé kenn déggu leen parce que lii alors que loolu amul c'est pas vrai ñun wax nañ ko fi chaque jour non dégg naa ko chaque jour ñun ñu ngi xëy suba ngoon nekk ci procès mais doo di xeex benn affaire parce que attends Sénégal jugé la yombul ah ñëpp xam nañ ni procès bi état bi teg ko yombul dañu ñun buñ ci taxawuloon duñu taxaw dañ doon xaar élection yi jàll moo leen gën a arrangé pour ñu juger ay imam day yàq crédibilité état bi donc pression boo xam dañ ko liggéey ñafe ko ba ñoom ñu taxaw jàkkaarloo juge bi mais dañuy taxaw xaar juge bi ne xool lan la ñuy procès bi àtte du ñu ngàbb suñu laam bi dugal ci télé yi mbeleleli c'est très important mais lu leen boole ak imam maa ngi insister foofu rek. waaw lan lëkkaloo bi nan la juddoo. nu ngeen ok non il faut mu rebondir ci li tax mu ñëw c'est important mais dinañ ci ñëw parce que loolu. bu ñu rëcc bu ñu rëcc mais ñu ubbee foofu. nga wax ñu rapport yi ngeen am yéen en tant que mouvement. nitu dëgg ak imam bi ak imam. ok parce que nous sommes des musulmans on est un mouvement qui défend l'islam qui défend les valeurs loolu kese la. Imam, au fait, c'est pas imam du Nicolas lay défendre. Non. Mais Nicolas, c'est moi qui défendre parce que lui me représente nek imam motax. Mais imam Nicolas, mom lay défendre, imam bi lay défendre. Moi Al-Coran bi lay défendre. Moi le Coran, moi Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mais imam moi représente Sayyidina Mohamed sur terre. C'est le Coran en personne moy dox. Al-Coran imam moy Al-Coran buy dox. Ko xamni ya ngay taxaw ci procès bi liñ la wax dang koy ay Al-Coran ngay wax ak hadith. Mais ko li yalla nan ko déclarer sama déclarer nga ma guerre mais ko déclarer nga yalla guerre. Limi wax yeb ci Al-Coran hadith la koy tek. Attends c'est-à-dire loolu mooy problème bi nitu dëgg mouvement la boo xam ni day sàmm valeurs yi ñun góor jigéen ba ñuy xeex góor jigéen ba mu jotee dañoo jóg ñëpp ci la ñu dégg xeex imam ku laal imam dañuy jóg c'est-à-dire ñun valeur la ñuy sàmm. léegi bi ngeen déggee coow lii bëri ci imam Alioune Ndao ci jamono bi ñu ko doon woo en 2015 su ma juumul. ci affaire du terrorisme et tout. seen réaction njëkk lan njëkk doon bi ngeen déggee ni. ku mel noonu xëcc nañ ko tey di ko tuumaal mbiru terrorisme. waaw bi ñuy imam bi tëdd na 1 an ci kaso bi ñuy soog a jóg c'est-à-dire yëg nañ ko dem def ay démarches. def li ñu war a def. mooy d'abord. dem dox jéego xooli dossier bi fexe gis avocat yi nga xam ne ñoo yor dossier bi. bi ñu gisee juriste yi ba waxtaan ak ñoom déglu leen avocat yor kayit bi après ñu dem ci ay mbokki imam bi dem xool imam bi yan condition lañ ko jàppee. xool lan lañ ko jàppee. bu ñu gisee avocat yi ñu war ñu dossier bi xam ne ñu xam dossier bi dara nekku si. mais attends mais ci lañ jóg défendre ko. dossier bi dara newu ci maanaam. waaw mais su ma nee dara ne si mooy ñun dañu amul mais kan moo am sañ-sañu défendre terrorisme. ku am fitu rek taxaw naan da ngay défendre terroriste rek yow ban yëpp nga war a yëpp Sénégal yi rek yow ba toog ci télé yi défendre terroriste l'islam n'est pas terrorisme mon frère on a compris beaucoup de choses ci xeexu terrorisme bi que tubaab bi ñoo ko créé que te ay xeex la yoo xam ni propagande da ci am ay liggéeyanti business la ministre bi moo taxaw wax ni Sénégal a reçu mais ak Sénégal ni mu réyee yëpp amuñu ci benn imam bu ñuy tàmm ku may imam Alioune Ndao nekk ca Kaolack bàyyi Dakar bàyyi Tëngéej dem ba Kaolack ñëw ne kat dañu bëgg wane ni ñun dañuy xeex terrorisme ak koppar yi ci dugg jël ku toll noonu te deful dara ñëw ne dañ koy tëj noonu dañ koy àtte après dañ koy condamné tout simplement pour won à la face du monde que ni ñun dañuy xeex terrorisme. ok xam nga déjà dafa am ay angles yu bari. dafa am solo Serigne Touba Khadim Rassoul bi ñu koy jàpp yaa fi combien de marabouts ici au Sénégal. comparaison n'est pas non attends damay ñëw pare gu ma de. non c'est-à-dire dafa am lu olof wax non attends. d'accord waaye dañu la déglu ci sa waa ne dama. moom du war na morom ba ta ñëw. c'est-à-dire man su ma yeggalee rek après amul problème. li mu wax mooy. dama ni Serigne Touba Khadim Rassoul bi ñu koy jàpp. yaa fi combien de marabouts ici au Sénégal. d'accord waxuma ni moom rek moo fi nekkoon Serigne de. waxuma ni moom rek moo doon woote yàlla mais diine bi ku nekk ak taxawaay bi ñu ci am la
imam bi bokk na ci ñi nga xam ne mooy bokk na ci ligue des imams bi bokk na ci nga xam mooy représenté Kaolack imam bi dafa comprendre en fait imam nandite la dafa comprendre lan mooy franc-maçonnerie lan mooy système bi nga xam ne mooy daw ci jamono bi képp kuy jullit di wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boo gëmul ni charia la ñu war a dundee charia la ñu war a xeex taxawal ko ci jàmm pacifiquement mais moo dag xaar ma yegg je t'ai écouté tu as posé la question je te réponds dañuy ñëw après tonton dama bëgg mu leer ci xelu ñuy seetaan en fait comparé wuñu mais dama ne li imam Aliou Ndao di wax nga di ko def ci jumaa yeeg taxawaay bi mu am mën naa fukki junni imam ñu mel ñoom ñu ngi ko taxee ci diine ji parce que xaaral ma ñëw maanaam ci presse bi xaaral waaw d'accord mën nga bañ a d'accord maanaam dama la wax ne ci ki ñu gëm muy yonent Yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam xam nañ ko kenn ku ñuy référé muy alxuraanu karim boo ko ubbee war mun ko lire commentaire yi xëy na ak dégg-dégg bi mën naa la ko bàyyee ak ñu mel ni ñoom maanaam dama la bëgg wax foofu ne la bëri nañ ñi taxawee diine ji ci xam-xam ba ñu am moo xam ñuy jiite juma wala ñu am daara wala c'est-à-dire dama la bëgg wax particularité imam ci taxawaay bi nga wax lan la ci waxinam la lan la comprendre dafay déranger wala ci taxawaay moom laa bëgg nga wax ñu pour ñu mën a xam lu waral ñu bàyyi fi imam moomu imam Aliou Ndao di téye keneen ku ameewul taxawaay bi mu amee loolu bëgg nga leer xam nga li jiitu d'abord mooy loi yi tubaab bi njëkk a génne mooy apologie bi apologie du terrorisme ay xadisu yàlla yi ay xadis la ay alxuraan la yoo xam ni dañ tubaab bi dañ ko bëgg jàpp ne lépp loo xam ne day laal yahuudi ñu jàpp aaya bi tubaab bi dañu bëgg wax naka la ñuy dundee suñu diine imam yu bëri yooyu gis fii entre nous sérieusement seen waarate dañ koy dullee sotti ci ndox c'est-à-dire xaaral dama la wax ni la dama la bëgg expliquer fa nga comprendre xaaral damay ñëw imam bi imam Aliou Badara Ndao demal nga tàppe ci internet bi nga xool ay xutbaam yoo xam ne ak ay waarateem yoo xam ne day wax ni Sénégal war nañ fi mën a dund charia te jaasi du jug pont du jug puso du jug loolu teg nañ ko écran géant ci tribunal bi ñëpp seetaan ko ba keroog juge bi dafa jum ba ne Allahu akbar ci micro bi. waaw non non attends non mais bu ma déglu non 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 orienté dañuy dem directement rek parce que xamul tax non directement bi mooy problème xamul tax dafa parce que laaloo ko mais fa nga may ma ñëw lu tax directement bi nekk problème non xamul tax mu nekk problème parce que dafa am lu tax ma ñëw nekk comprendre nga parce que ñun dañu nekk di défendre l'islam dañu nekk défendre ay valeurs ñu jàpp benn imam jiñ ko loo xam ne defu ko ñu taxaw ci procès bi depuis 1 mois chaque jour ñu ngi ci procès bi lu ñu taxal imam bi rek imam bi di gën a set kaa ma wax la gis nga ñiy woote monde terrorisme mais déballage yi ñuy dégg aveu de taille yi di am foofu tamit aussi mon frère lan lañ dégg c'est-à-dire xam nga dafa am xam nga réew yoo dem si àdduna bi d'accord am na si ay jeunes yoo xam ne jóge nañ foofu ne dañuy xeexali diine am na Sénégal mais ñoom ku taxaw ci baar bi da ngay wax ni dem imam bi daara la yor di jàngale alxuraan nekk imam léegi nag man su fekkee yow da nga yor daara di jàngale nit bu ñëwee foofu noonu jox la doomam daa tax moom li nekk ci xel dafa mu nekk si yow. yow ay prêche am dégg nga wu. mais prêche yi li muy wax internet bi mais dul jeex. waaw non non. d'accord léegi déglu Karim bàyyi ko mu daaneel question. parce que c'est important. déglu bi am mais tamit ni ñu lay laajee nga ciy demee ñu mën a comprendre. xam nga boo may wax loo xam mu ngi ci Alxuraan nit ñi mën ngeen cee jër. soxlawul may dem di défendre keneen parce que noonu du fi jug xeexal l'islam du fi jug abadan ilaa yawmi diin. am na ñoo xam te ne ñu ñuy toog di borom xam-xam jàpp ni. l'islam sax bu demee ba amatul noonu mooy ne xëy na diina ju dem niñ koy gën a xeexee noonu lay gën a yéegee ci kaw. am na ñoo xam ne bëgg nañ sax l'islam ñu koy xeex parce que jàpp nañ ni soo ko xeexee wax ko lu ñaaw mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ koy caricaturé ñaata la ci lendemain bi ñooy dem di jéem a yër kooku mooy kan Muhammad sallallahu alayhi wasallam te pourtant loolu moo koy doxal kon nag bu fekkee ni am na ñoo xam taxaw nañ foofu on se dit mais pourquoi ñuy dem di jël ay gànnaay wala nangam day xeex diina joo xam te ne yàlla ci boppam moo ko aaral boppam ay nit ñi ci nekk ñoo leen aaral boppam kon pourquoi ñuy dem di xeex c'est-à-dire loolu lañ bëgg a xam lan nga jàpp ni yow ci taxawaayu imam moo xam ci taxaw wala ci prêche am ci daara jëm am ñamuy côtoyé ci waxam nga jàpp ni xëy na lii moo tax nit ñi njort ni xëy na dafay dooleel wala apologie du terrorisme ñi nga xamante ne xëy na moo ko yóbbu tey moom la dama ne apologie bi ñuy wax noonu déjà mooy li nga xamante ni mooy ñoom dañu ne déjà boo ne inna diina inda Allah l'islam apologie la boo ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo gën ñëpp apologie la c'est-à-dire apologie bi dafa bëri ay léegi-léegi yoo xam Trump wax na ko Trump nee na musulman yi li ngeen comprendre mooy problème bi islam bi ci téere bi la nekk c'est-à-dire problème bi alxuraan bi la donc demal Maroc nga xool imam yi mais dañ leen di wax lan la ñuy xutba mais loolu du am Sénégal de bureau léegi nag dañuy wax ne léegi charia mooy li nga xam ni moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi ne moom la ñu war a attewoo ñun yàlla def na sàggan nañ ba attewoo wuñ ko mais ñun ñu bëgg dund suñu diine nañu bàyyi ñu dund suñu diine imam bi amul benn yoon bu mu accepté xam nga juge bi da ko laaj ne ko lan moo tax yow nekkoo li sa papa nekk la tax nekkoo Tijaan mu ne lu tax nekkoo Tijaan kon sa papa lu ko nekkee mu ne juge bi dam laajal sama papa lu tax nekkul moom li papaam nekk mais dafay jàngale ci daara bi xasida Serigne Touba ay jàngale Alaaji Malick day ay nit jàngal na plus bi ma may 29 ans la yibbi daara mais xam nga lu ma yéem mooy attends xam nga lay bañ non c'est que dama bëgg man j'invite les Sénégalais
pour ñu gëstuwaat imam bi quoi parce que sénégalais yi xamuñu imam bi te tel rek ne damm na la ñuy dégg. D'accord. Le Sénégal a reçu ministre bi moo ko waxuma ko 140 milliards pour xeex apologie. Il faut ñu ut prox ndoll ku ñu créer il y en a des sénégalais yoo xam jóge nañ fi dem foofu dem Boko Haram wala dem Bassam affaire yooyu mais ku taxaw ci baar bi ñoom ñu ci bëri ñu taxaw ci baar bi juste da leen koy laaj ñu naan dama demoon xam ni gis ni ndekete loolu du dëgg ma ñibbi si waat mais imam bi musul dem wax na ba taxaw ak juge bi expliqué que ñi mu àndal ñi mu jàngal depuis bi ñu commencé jàngal man na milliers de personnes kenn musu cee dem kenn ci am na vidéo yi ñu fekk ci ordinateur am mais imam kan moo sañ a taxaw di waaraate ñu lay laaj ci ay conférence ngay wax loo xamul imam gëstu rek la mais gëstu la attention de dañu fekk ci moom ay ci vidéo bi ay nit yu ay terroristes yoo xam dañu ay terroristes lañu chiite la ak chia yu doon reyante seen biir mais noonu la amee ay plus de 1000 vidéos francs-maçons lu tax juge bi xool lu vidéo francs-maçons yi noonu la amee ci vidéo leneen ak leneen mais pourquoi ñu jël choix tànn benn xeex yow da ngay jàngale da ngay waarate bu ñu la laajee mais war nga mën a yee indi imam bi jàngal nañu ni ñu bari ci juge boo xam ne daa lay wax de ci tribunal bi ñu bari ñoo xam ne juum nañ dem foofu ñàkk kilifa mën nañ ko yóbbee imam bi wax na loolu ci kanam baar bi juum nañ dem fan mais dugg si ay Nigéria ay jumee noonu c'est-à-dire am na mais amu ci kenn koo xam ne am nga lien ak imam bi lien boo xam dafa palpable leer war nga mën a taxal imam bi amul mais kon lu tax parce que loolu laa bëgg nga leeral moom laa lay leeral pourquoi imam pourquoi ñu teg ko loxo parce que ci biir ñeneen parce que imam yëpp gis nga imam yi bëri nañ fii mais dafa am imam yoo xam ne ñoom dañuy tëj buntu yi imam bi dañuy buntu yi c'est-à-dire ñoom en fait dañu am fu ñu yem imam bi dafa ibbeeku alxuraan bi lay firi ni ko yàlla waxee. D'accord. Il n'a pas peur de dire c'est que fii nañ waxante dëgg kàddu yàlla bi gars yi dañu koy jullee di ci sotti ndox ñun les musulmans ñooy xeex charia tey su ma taxawoon ne charia dañu ko war a teg Sénégal léegi saa la bi ngay may contre wala keneen contre ma on se dit la vérité loolu waxu yonent bi ngay dajji di ko dindi. D'accord. Nous sommes dans un pays boo xam ne attends yow tey xoolal tey li dal Palestine demal Palestine nga xool te pourtant suñu ministre des affaires étrangères dem na ba Baytul Muqaddas fi yonent bi la nañ ko garder mu fay julli juif ci turu Sénégal léegi lan mooy te loolu bu jul fenn léegi lan mooy dañu war a dund charia que ñi fi nekk dañuy dullier lan mooy charia ci seen déggin mooy que ni il faudrait qu'on soit strict ci règle yi léegi lan mooy strict xamul tax bu dee charia rek charia c'est la loi islamique parce que soo ma nee c'est la loi islamique soo ma nee dañuy oyofal dañuy yombalal dañuy dullier mooy que ne xëy na yow sa dégg-dégg am na leneen loo jàpp ne xëy na noonu la war a doxee te xëy na loolu mën na nur ak leneen lu dul non xam nga la pacifiquement ci dialogue l'imam l'a dit devant la barre wax na ko juge mu ne juge bi xoola war na gëm na ni Sénégal man imam bi dama ko seeti bi mu nekk ci kaso bi bro avant ñu ko jugé d'accord mu ne musul gëm ni Sénégal dañu fi génnee puso pour teg fi charia mu ne dialogue ak xel mu ne jihaad 5 façons jihaad ñoo am mu ne bu jiitu mooy jàng avant nga jihaad mooy effort nga fexe am effort jihaad mooy baatu effort nga am xam-xam beneen jihaad bi stop mooy xam-xam bi nga wàcce ko sa bakket bi nga mën ko dund bi stoppaat mooy xam-xam bi nga yaatal ko beneen jihaad bi ci des mu ne yi xale ñi di def ni état moo koy def mu ne dafa gëm ni Sénégal dialogue moo koy defar. Très bien. mais imam da nga war a dox ci luy dundal charia. ci ak lu mu mënti nekk da nga fexe ba sa discours bul génn waxu yonante bi. Très bien. C'est très important. mais Abdoul Karim. dafa am loo xam ni itam il faut que ñu taxaw si sànq Pape Ousmane mi ngi koy brosse. xam nga imam Ndaw ci xutbawam ci waxam dafa am une coloration salafiste. xam naa ni xam nga li may wax. parce que gëstu nga tuuti ci l'islam yaatu na mais ci biir dafa am ay école gis nañ ci ay détachement yu bëri yoo xam ne am na ci. loolu bokkoon na ci luñ koy reproché mais Sénégal c'est un pays laïque. lan la si reproché ci salafiste c'est-à-dire bu ñuy reproché salafiste mooy lan parce que salaf attends l'imam nous a xoolal man dama woon procédé. mooy radicalisme wax non mooy touché le salafisme radicalisme non salaf xam nga lay signifié mooy ñu njëkk ñi jiitu Serigne Touba salaf la non radicalisme saaba yi àndoon na yonent bi ay salaf lañ salafiste c'est des mots yoo xam ne tubaab bi di wax que jël ko fiste ko iste ko or que c'est archi faux ça n'existe pas ça il faut que ça soit clair voilà Nicolas non attends voilà bro xam nga ce qui est dangereux ici au Sénégal xaaral ma jox la ko nous sommes dans un pays boo xam ne d'accord dafa daal bàyyi ko mu daal des musulmans c'est les musulmans ñooy bonee charia dafa kii donc le prophète était radical. Très bien léegi xaaral may ko mu yeggali may ko mu yeggali. mais c'est quoi le problème avec les musulmans. c'est quoi le problème avec les musulmans. le problème mooy que ni. Sénégal c'est un pays laïque. pays laïque la mënuñu dëppoo ak charia. alors pourquoi pays laïque la mënuñu dëppoo ak charia il faut que ñu def différence entre religion bi. ak laïcité. ak laïcité. laïcité boo xam ni inclure na yeneen religion yu ute ak l'islam. et que charia. islam. le tënk nan la war a doxee donc sur cette base déjà il y a un problème pour que ñu mën a tënk société sénégalaise mu mën a dëppoo ak charia ni muy doxee donc pendant ce temps suñu gisee je donne un exemple nekkul ni lu ñuy pointer du doigt imam Ndaw suñu gisee imam Ndaw ci xutbawam ci message yi muy prôné mu bëgg a diluer loolu ça pose un problème diluer lan par exemple mooy bëgg ci ni askan bi di doxee de façon générale
ñu bëgg a dëpp ci charia loolu méngoowul on aurait été dans un pays islamiste à 100%. Tu as été pertinent. Voilà. Mais cette laïcité-là, mais c'est quoi la laïcité? Définition de laïcité, c'est la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Ok, am na religion. Man am naa religion. Grand bi am na religion. Nicolas am na religion. Boo xoolee ñi nekk taal bi maanaam nañ xayma ne Sénégal moo nekk nii. Ok, on est dans un pays boo xam ne y a 95% de musulmans comme on dit. Tubaab bi ñoo ne la majorité, la démocratie mooy quand la majorité l'emporte. Donc la majorité sénégalaise elle est musulmane. Donc nan lañ mën a sàgganee ba nekk ci di dox ci loi yoo xam ne mooy laïcité mooy la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Est-ce que xam ne cette laïcité là moo légalisé ne xale bu jigéen bi am na droit gàddu saagam dem jaayi boppam ci tali bi bu ko papam teree mu porte plainte papa ji police tey papam kan moo bëgg doomam jaay boppam fii cette laïcité là mais dañ ko war a combattre mu jóge fi léegi discours boobu boo ko comprendre yoo xam ne tubaab bi moo ñu dugal loo xam ne ñun Serigne Touba loolu moo taxal ñu téye ko dañuy jihadiste la dafa weddi dafa lii mi ngi def ay ngànnaay foofu laa bëggoon ngeen ñëw fa dama xool histoire c'est que dama bëgg wax ni dama bëgg ñu comprendre benn affaire que li ñu bëgg a boole mënul nekk on ne peut pas accepter cette laïcité là mu nekk ci réew moo xam ne ay jullit rek ñoo fi nekk ay Serigne Touba léegi d'accord Karim maintenant pour ñu évoluer tu n'es pas d'accord vis-à-vis de yenn point yi muy wax ni non dama lay laaj dama bëgg ñu yaatal pour ñu waxtaan da nga d'accord ci laïcité bi moom ci angle bi mu ko traité da nga ko d'accord en fait xam nga lan laa d'accord lan nga d'accord dégg ba ñu bëgg indi l'islam non on parle de laïcité non mais très rapidement voilà li nga ma laaj laa lay jox lu gàtt c'est-à-dire Sénégal musul am problème mu diine. Sénégal musul am problème si musul ko am kay. si la dëkk. waaw bàyyi ko mu daane bàyyi ko. waaw non il faut mu xam loolu sax loolu nelaw yi la. ok doucement rek voilà. ok man may waxee yow. bu la neexee sax ñu dugg ci xóot-xóotu diine bu la neexee. macha allah. Arif billah ngay waxal. macha allah. dama la bëgg wax na la. kon tey ñoo wàcc benn yoon ba. comme téere yi buñ ko jeexalee kay. xam nga téere yi ñëpp dañ jàpp ne lu ñuy bind la. man waxuma téere bu ñuy bind. moo tax man bu la neexee mun nañ yéeg. waxee mu foofu maanaam dama bëgg wax ne la. li Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tabax ci réew mi. Seydi Hadj Malick Sy tabax ko ci ñooñu laa yem. ak ñeneen ñu mel ni ñoom. ñun Sénégal amuñu problème pour dund diine boo xamante ne pacifiquement nga xam yoonu suufi la. amuñu problème d'interprétation ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka lañ ko war a comprendre nañ ko war a déggee amuñu problème mu maanaam alxuraanu karim bi nga xam ñun ñëpp ànd nañ ci maintenant xam nga ci pratique l'islam boo ñëwee ci ay pratique xam nga boo ñëwee ci pratique maanaam boo ne ku dul julli rek doo jullit wala ku respecté wul ponk yi rek nangam ci considération nga joxe xam nga ku ci nekk xëy na am na noo koy dundee noo xalaatee nangam xam nga loolu buñ ci duggee beneen mbir la loolu ci domaine bu kii la mais de manière générale ni ñu koy déggee ak ni ko suufi mag yi sampe ci réew mi moo tax ma ne ko ñun amuñu problème yegguñu kii crise boobu xëy na Sénégal tey ñu ngi dundee suufi am na yeneen dëkk yoo xamante ni mun ñu ko dundee xëy na buñ ko fa yëkkati woon sax ñu ray leen loolu laa la wax moo tax ma ne ko ci côté bi il faut ñu dissocier xam nga loolu nag boo ko bëggee indi nga bëggee indi la question de laïcité da ngay fausser les débats. Non. Parce que laïcité, c'était une façon de faire comprendre qu'est-ce que c'est que réellement la laïcité. Xaaral s'il vous plaît di nga ñëw. daanaka 5 secondes s'il te plaît très rapidement. xam nga boo nee laïcité. oui l'islam dafa am nu mu déggee développement ak ni ñu tabaxee état. ñi nga xamante ne ñoom ñooy occidentaux yi nga xamante ne réew yu bëri Afrique ñoom la ñu royee. copier leen modèle boobu léegi boo ñëwee ci ñaari école yooyu nag juyoot la dafa am. moo tax ma ne la foofu noonu il faut ñu xam nan la ñuy defee la part des choses ci bu ñuy wax ci religion. d'une manière générale. d'accord ak ñun suufi yi ci am ci réew mi nga xamante ne kenn mënuñoo dàngal. très bien merci Pape Ousmane. ak li ñuy wax nii. d'accord très bien léegi lan nga ciy tontu. juste li ma ko wax rek mooy. c'est-à-dire dafa ni amul problème mais Sénégal dafa am problème mu diine. lan nga tuddee problème mu diine. problème mu diine mooy d'abord wax naa ko sànq. xam nga code de la famille au Sénégal. am na 74 articles yoo xam benn méngóowu ci ak diine. 74 articles yoo xam ne benn méngóowu ci ak diine. d'accord mais dama ni ñun ban dëkk lañ nekk. léegi limal ma ci ñett ci ponk yi nga xamante ne. déjà mooy comme ci ñett yi nga xamante ne tënkuwul taxawul ci diine. déjà xoolal code de la famille comme par exemple tey avortement médicalisé. le protocole de Maputo Abdoulaye Wade moo ko signé woon. avortement médicalisé. diine da koy contre dañ ko légaliser carrément assemblée nationale nangu nañ ko. d'accord homosexualité dañ ko wax ni si këyit góor jigéen kenn du ko jàpp. dañ dafa libre ak affaire prostitution ma la wax te pourtant ñun musulmans yi ñooy nekk ci angle yooyu yëpp c'est-à-dire moo tax ma ne y a problème c'est-à-dire même ma ñëw xam nga moom la mooy problème bi. même avortement légalisé am na fu ko diine oui doucement mais c'est ça le problème xam nga tey xoola xam nga tey vas-y daaneel s'il te plaît xam nga condition yi ko diine nangoo condition yooyu taxul may wax taxul ma toog fii di wax mais non mais xam nga homosexualité nag am na fu ko di mais c'est ça le problème léegi nag ni ko man dama bëgg ñu jógee ci benn point quoi Imam Alioune Badara Ndao dafa taxaw carrément jàngal ñu ni d'accord islam du terrorisme très bien
très bien li ko juge bi poussé yëpp. d'accord mu wan ko leeral ko ni ko jàngal ñu sax conférence lañ nekkoon. mu xamal ñu ni terrorisme du islam. d'accord te gëmul benn yoon deret di tuuru. léegi ci lan la procureur tënku mën a def requiert ne dafa requiert 30 ans pour imam Aliou Ndao c'est-à-dire am na loo xamante ne waaw population yi ñu ngi koy suivre di gis ne que ne am na ay aveux yoo xamante ne ñu ngi koy dégg ci diggante waa Boko Haram ne jëflante nañu def nañu nangam non lu ñuy lire la lu ñuy suivre la actualité la dama lay laaj vis-à-vis de loolu noonu yëpp buñ ko defee en général yow lan nga ci mën tontu. waaw xam nga déjà dafa am loo xam ne dafa am solo il faut gars yi xam ko dañ ko wax ko ci média bi mooy comme li Jeune Afrique defoon mais imam bi musul génn Sénégal di dem Boko Haram musul pas imam bi mais bon compagnie on dit imam Aliou Ndao et compagnie voilà léegi waaw nouvelle technologie bi ñu toll nii RG rek bu dee am na dëgg la est-ce que war nañ toll ci jàpp ni tëj ko ak njabootam teg ko ci yaa waxoon maa ak yaakaar naa ni yow da nga jàpp ne tamit Sénégal tamit nekk na réew moo xamante ne dañuy nekk ci ay yaakaaroon nañu foogoon nañu mais loolu moo am ci média bi yëpp man damay dégg ay propos yoo xam ne ma naan mais lii xanaa ñi nekk woon ci procès bi d'accord très bien juste lu ndaw rek lu ndaw moo bëgg Sénégal yi xam ko amul benn yoon boo xam ne ñun taxaw nañ pour défendre ko terroriste imam Aliou Badara dafa set du terroriste te attends ñi doon défendre y a 8 personnes yoo xam ne procureur dafa leen acquitté na leen bàyyi ñibbi très bien journaliste waxuñ ko Sala jàngat bi lu muy doon jàngat bi ci li nga xamante ne boobu ba tey ñoo ngi koy waxtaanee ku ci nekk di ci jox part de vérité yow lan nga jàpp ne que ne jàngat bi mooy l'islam mooy diine ji nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala wàcc ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ni dañ inna diine inda allahi l'islam mais dafa dem ba benn ci biir mu indi benn saar alxuraan mu xul yaa ayyuhal kaafiroon laa a'budu maa ta'buduun wala antum aabiduuna maa a'budu wala ana aabidun maa abadtum wala antum aabiduuna maa a'budu lakum diinikum foofu dafa am benn point d'interrogation lakum diinukum waliya diini bu ñu tënkoo foofu Sénégal 95% ay musulmans lañ peut-être 5% mën na ñoo nekk ci yeneen diine yi mais dafa am loo xam même bu la ko si diine mayee sa ngor bu mu la ko may muy lan amoon na ci benn Thiawdo Adrien kii Sarr Adrien Sarr kii non sant Thiandoum waaw Yassane Thiandoum cardinal Yassane Thiandoum seen yi mbokk yi ñoom Ibrahima Thiandoum ay jullit lañ ñoom ay chrétien lañ bien sûr terewul dañ doon dëkkin wu rafet yàlla nee na ci alxuraan même yéefar bi nga dëkkal na ngeen dëkkin bu rafet donte xëcc nga ko ci diine l'islam mu bañ nga séduire ko mu bañ nga neexal ko mu bañ bul ko dóor bul ko forcer l'islam da nga koy dégg naa sax démb ñuy wax ne yéefar boo doon dàqe muy daw ba dugg ci juma raw na waaw da nga koy sentir sa xol nga tuub d'accord am na saar boo xam te boo ko jàngoon ci kanamu koo xam di jullit bu xamee li saar bi tekki balaa ngaa daaneel mu tuub mu cooy dugg ci l'islam alxuraan lépp sentiment la parce que waxi suñu borom subhanahu wa taala la donc l'islam kon amul terrorisme amu ci jullit mënut a doon terroriste dañu diaboliser nag l'islam loolu tubaab yi ñoo koy def pour diaboliser l'islam ni diine l'islam diine terroriste la diine reyante la diine ju bon la danoo soxor seen xol baaxul diaboliser ko am ñoo xam doon sol seen dàll sol mbubb mu ñuul de bukki bu sàngoo deru bëy dugg ci biir bëy yi d'accord rien que pour toroxal l'islam il faut ñu xam ni affaire bi loolu la Imam Ndao sénégalais la jullit la ci réew mi la dëkk te donte dañ ni yeneen sallallahu alayhi wasallam xayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan di ko jàngale te donte jël na benn bopp def ci alxuraan loolu yàlla na ko koy fay tout à fait nit nag dafa lëndëm dëgg la man mënu ma ko xam à 100% xaw ma Imam Ndao yow yaa xamul Imam Ndao mais ñun xam nañ ko non c'est très important man maa wax loolu c'est très important parce que xilaafu diin loolu moom nangu nañ ko Karim bu am solo loo xam dafa am non bi ngay wax xam nga nag man je te connais très bien xam naa sa famille suma mbokk nga xam naa sa famille man suñu mbokk yi xaw ma sama mbokk nga bu baax dama laa yar ñoo far imam bu baax xam la xam sa papa xam sa yaay xam say frère xam sa kii sa sœur doon sëy ak sama frère je te connais très bien Oumy Gueye yàlla ko yàlla yërëm donc je n'ai rien contre toi je n'ai rien contre Imam Ndao man Sénégal laa far jullit laa damay wax nag li ma sentir mais bu nit dee wax nga di ko dagg loolu du respect nanu waxtaan correctement ñu xam ne waxtaan la dañuy waxtaan ne kenn du dagg kenn man am naa yar bu toll nii maa leen mag fooy boo noonu fooy dañuy rek laay def tant que joxuñu ma parole du ma wax parce que dañ ma yar ok bi ñu des Imam Ndao dama leen comme que jël na benn bopp def ci alxuraan loolu yàlla moo koy fay yàlla moo yonent bi moo ni ki gën ci ki jàng alxuraan di ko jàngale Imam Ndao jullit la sénégalais la ci réew mi dëkk xawma ko man
xawma ko. bien sûr dëgg yàlla xawma ko. bi affaire bi jógee laa ko xam. te bi ñu attee procès bi tam te commencement bi ñu ko arrêté dama mer dama ne kii imam lu ñu koy arrêté lan la def parce que boobu man je pose la question lan la def bi procès di dem musuma ci wax di dem ba barki dem bi ñu ne 30 ans lañ koy dama ne man de su dee li ñuy wax am naa gàcce parce que bokkoon naa ci ñi naqarlu woon ni ñu ko def. ci laa ni gis naa ñoo xam ne ñu ngi jóg di wax ana ñu. ci laa la cité yow. man ci laa chaque jour maa ngi wax ba léegi noppi. non. allez-y Sall waaw garaaw Sall Sall dañu nekk ci timing tamit il faut que jàppale ma. moom déggoon télé rek. ci laa ni waxtaan déggoon télé gis nga ni. waaw jàppale ma rek fii kenn mënu fee dox ci kaw. déedéet jéemuñu loolu sax. dañuy waxtaan rek ñoo la mag jàpp ci rek. voilà très bien Sall fanu naa ne fa nga sangoo. waaye ñoo la mag. d'accord te mag di yàlla mais dafa yàgg ak yàlla. dëgg la. bi ci des maa ne ana ñoom Karim parce que yow laa mën a cité parce que yaay suma jarbaat. dëgg la am na yeneen booy xam ne su ma leen laaloon tey bu leen neexee génn télé bi saaga ma wala dem ci journaux yi saaga ma mais yow am naa droit cité la parce que sa mag du saat barki démb ñëw na waxtaan nañu. yàlla tere waaw Karim dama laa xam te xamoo ma. dëgg la. d'accord très bien bi ci des su may daanele mooy moi je n'ai rien contre Imam Ndao je n'ai rien contre Abdou Karim Gueye je n'ai rien contre personne jullit laa l'islam laa gëm mais terroriste ñu ko bëgg a dugale ci l'islam loolu du l'islam. l'islam amul du diine juy rayaatu du diine juy fàddaat. très bien foofu laa nekk. très bien jërëjëf du diine bu ànd ak violence ñu ngi lay jaajëfal bu baax Alaaji Sall bi Ndiaye ñu nekkoon di waxtaanee ak Abdou Karim Gueye porte-parole nitu dëgg ci ponk bi nga xamante ne dafay jëm ci affaire Imam Aliou Ndao les